jaay dafa am yoon direction la foog nga xam li nga bëgg foog ngay toog di xalaat psychologiquement dama war a jàpp client yi ñaata personne ñooy seetaan sama vidéo donc vidéo bi du waruma ko dugalaat maanaam waruma ko filmé waat tey jii nii te place bi amul côté yi vite léegi damay jël côté yi nga xamante ni tey produit yi gën a cher ma bàyyi ko 5 jël naa fexe ba place bi xaw a vite léegi su ma ko dugalee psychologiquement waaw kii ba ko filmé barki démb affaire yi fees na tere moom kii la muy jaay war naa ko vérifier de xool force mu contacté la surtout bu xamee produit yi ngay jàll produit yu efficace la gars yi jaay psychologie la objection yi wax naa leen ko léegi bu la nee dinaa ci xalaat nga ne ko lan moo lay hésité loo lan ngay xaar pour jël décision yooyu tontu nga koy tontu dafa am ci biir vente li ñuy wax ancrage te ñu bëree bëri dañ koy def te xamuñ tur bi maanaam tey da nga am prix réel mais tey jii comme par exemple iPhone bii jar 150 000 client lañ la produit bi ñaata la jar nga ne ko 175 000 mu ne yii bëri na maanaam avant ngay wax prix bi fii la yem fi nga déparé ba wax prix bi yem loolu mooy ancrage moom la tubaab bi di wax ancrage montrer un prix élevé avant le prix réel. dama leen wax barki démb ni leen dañu defar produit standard ak produit premier maanaam loolu mooy effet de contraste maanaam da ngay comparer deux produits yi bokkul maanaam bii 15 000 lay jar bii 12 000 les clients ni yaat lan moo seen différence la ñaar nga ne ko bii daa am bii te bii amul lii nga déglu ko bii efficace na trop mais bii daa am loo xamante ni amu ko comme par exemple parfum yoo xamante ni bii grand modèle la bii petit modèle mu ne ñun ñaar lan mooy seen différence ci tolluwuñ prix bu nekk foofu naan bii moo ko gën a mag moo ko gën a yàpp déedéet bu ko gën a yàpp ki ñoo bokk lu nekk sensation bu nekk ci biir nag day jënd bu ndaw bi nee ko bii daa am mélange yoo xamante ni ñu ngi ci biir te nekkul ci bu ndaw bi même bu fekkee ñu ñoo bokk couleur ñu ñoo bokk lépp mais bii daa am mélange yoo xamante ni bu mag bi daa am mélange yoo xamante ni amul ci bu ndaw léegi forcément danaan comme que mélange bi moo ëpp bii lan laay dayee bu ndaw bi donc te 3000 francs rek moo dox seen diggante am nga jëndkat moom du xalaat émotion lay yéeg léegi émotion boobu moo koy jàpp à ce que mu ne 3000 francs bi garaaw bu mag bi lay dem jënd bàyyi bu ndaw il faut que psychologiquement ngeen jàpp ku luwaay te aussi tamit première impression bi nga war a impressionné client dafay dépendre ci communication bu ngay communiquer. salaamaaleykum soxna suñu leen ziar bu baax a baax bienvenue c'est Khelcom business jërëjëf ci contact bi ñuy contact loolu première impression la bi nga xamante ni day influencer client bi à ce que mu jëm parce que tey daan na romb ay nit yoo xamante ni ñu jaay salaamaaleykum produit bi ñaar la jar ñu ne ko produit bi 10 pas te nuyu ñu ko sax yow client nan lay contacter nii yee ko salaamaaleykum ñu lay ziar bu baax a baax j'espère que yaa ngi am jàmm bu baax dal ak jàmm yaa ngi biir Khelcom business jërëjëf ci contact bi ñuy contact nga bàyyi ko mu dugg ak yër googu bàyyi ko mu dugg da lay nuyu moom tamit bu la nuyoo ba pare nga ne ko ci lan la bëgg si lan nga bëggoon ñu dimbal nga ca mu ne la produit bii laa soxla woon dama ko gis ci Facebook bi d'accord ne ko produit bi am nañ ci petit modèle am nañ ci grand modèle bu la nee produit bi grand modèle ñaar la jar petit modèle bu ko xoolee ne ko waaw grand modèle bi kat composant bi léegi le petit modèle bi léegi wéy kooku bëgg na ngoo ko produit ba mu daw ngoo ko prix ba mu daw mais foog nga mettre ko en confiance li nga koy mettre en confiance mooy leen ngoo ko avantage yi tuuti caractéristiques yi xam bénéfice yi mooy tax mu jënd mooy vrai closing bénéfice bi ngay def ci produit bi moo tax mu jënd avantage yi dina ko dégg parce que daan jaaykat yëpp ñoo yan jaaykat yëpp bu ñuy wax seen produit bu ñuy wax produit bi moo gën ci produit moo bénéfice yi nekk ci produit bi maanaam ban njëriñ la koy amal loolu ci ëpp solo c'est ça pour comprendre le biais de confirmation da ngeen ko war a régler ci vente bi ngeen di jaar maanaam information yi nga xamante ni moom la nekk ci produit yow da ko war a ñëw fekk la yow nga am information yu ko plus
boo nee nga ko produit yi baax na trop saabu bi baax na trop boo koy sangoo sa yaram day mel ni ci ko picc yi nekk sa yaram yëpp tâche yi nekk moom koy dégg naa ni boo koy sangoo tâche yëpp ngay dem moom amoon na confirmation avant mu ñuy demi sa produit waaye dañ ko gën a confirmer ni day gën a am confiance parce que yàgg na koo dégg ci moo tax ma leen objection yi da ciy baax moo tax question yi laaj bëgg-bëggu client bi da ciy baax parce que xamoo ndax produit bi ndax mës na ko utiliser wala mës ko utiliser da nga ko koy laaj produit bi ndax yaa ngi koy soog a bëgg utiliser wala da nga koo mës a utiliser dinañ koy laaj client yi bu jënd ci yow iPhone 13 nga ne ko est-ce que mës nga yor iPhone 13 mu nga déedéet boobu xam nga ni client bi mësul yor iPhone 13 boobu noonu un point de plus ne pour nga wax avantage yi nekk pour mu gën a am confiance bu ñu la man de iPhone 12 laa bëgg damaa bëgg dugal sama iPhone 10 iPhone X nga ne ko est-ce que mës nga yor iPhone 12 mu ne la déedéet boobu noonu gagné nga point parce que xam nga ni tey jii mën nga ko wax loo xamante ni tey day yëngal émotion pour mu jënd pour mu teg li nga xamante ni mooy XR am bi pour am iPhone 12. c'est important voilà donc damay ñëw ci langage yi nga xamante ni client yi ñu koy wax langage yi bàyyi leen ko ndax da ngaa bëgg jënd bàyyi leen kenn du ko wax client la ngeen di wax xam nga la ngeen di wax ñaari option yi ban nga ci bëgg wala ñaari option yi ban moo la ci gënal. boo koy jaay ñaari parfum nga ne ko nga wax ko li nga koy wax ba pare nga ne ko option bu 15000 bi moo la gënal wala option bu 10 000 boobu noonu jox nga ko da nga ko teg ci benn prix yow ba pare nga ko tànnal kooku du xam li ñuy wax. dafa am règle yi nga xam ne mooy règle d'or sur la vente dinañ déglu client bi lu bari que ngeen di wax maanaam seen wax warul bari seen wax mu war a doonee maanaam poser question surtout am na ñoo xamante ni client day yàgg seen boutique mais façon bi ñuy communiquer client bi seen wax du bari dañuy bàyyi client yi exprimer parce que client bi boo ko baaxoo mu exprimer wu da lay jox information nécessaire yi nga xamante ni yow moom nga bëggoon a xam pour jaay ak sa prix les informations yi boo ko xamee te waxoo ko da ngay gën ñoo sa jeex li ngeen njëkk a def mooy déglu client bi boo dégloo client bi yow waroo wax sa wax warul bari poser ko ay question xamal problème am bu baax a baax a baax fexeel ba problème boobu noonu xam nga ni yow am nga solution bi fexeel ba problème boobu noonu yow nga ne ko am naa solution bi bu commencé ak problème bi nga ne ko solution bàyyi na solution bi ndax doo mën solution bàyyi na mais da ngay génnee ko di xam mu xam solution bàyyi bu fen jaaykat du fen jaaykat boo fenee rek client xam ko parce que client bi xam ni y a 7 personnes yoo xam te ni ñoo ngi jaay ku ci nekk daa am façon bu ñu communiquer waaye yow boo ko waxee dëgg xam na ko parce que dem na waxtaan ak kii dem na waxtaan ak dem na waxtaan façon bi ñuy communiquer ci la lay jox confiance. waaw man bu ma laaj mooy. waaw man dernier moment bi comme na ko waxee rek client bi jot ñu alors ça va yow yaay jaay nii ma ne ko waaw moom la prix bi ñaar la nii daa soo doon prix bi ñaar la moo ko prix bi rek ma ne ok baax na tuuti quoi tey nii journée bi tey perte naa ci 3 clients ci loolu noonu du question perte mais après loolu leen décroché sama téléphone. prix bi ñaata la foofu nga junee bu la nee salaamaaleykum bi yaay jaay produit bi mu ko bu dee produit bi loo koy jaayee mu ne ko par rapport ak ban produit parce que produit bi ñu jaayee dafa bëri. Ngaye merci beaucoup merci bu fekkee amul lay wax nga yéegaat da nga naan ko par rapport ak xam nga ni benn produit ngay jaay par rapport ak ban produit mu ne la produit bi boobu nag da nga koy laajte pour une question. avant ngay wax produit daa am koo xamante ni da nga ko war a dem ak moom client bi foog mu jox la information yu am bu ñu rek laaj la prix xamal ni am na information ci produit bi client bu ñëwee rek na prix bi c'est combien xamal ni am na information ci produit bi parce que yàgg na ko wër léegi foofu li ngay def mooy lan mooy nga poser ko ay question pour yow moom information li ñu yor moom mu jox la ko xamal nañ ko ba tey client bu ñëwee ci yow ne la prix bi c'est combien prix bi c'est combien xamal ni client bi am na ay information yu ñu yor léegi information yi naka ngay def ba yow ba xam ko poser ko ay question produit bi yaa ko utiliser wala daa am koo koy jënd mu ne la man maa ko nga ne ko est-ce que c'est la première fois nga ko utiliser boo ne ko c'est la première fois nga ko utiliser it la wax information non yàgg naa ko utiliser nga doon gis ndax dina rafetat yow soxlaatoo dara information yi boo nga xam
parce que tey jii nii amul benn information moom jëlee ma ko ci moom moo tax